comme Sénégal boo ko doon xool comme ku feebar nga koy defal diagnostic ban diagnostic lay nekk. waaw mën naa wax na dafa tàmbali woon ndërmbeelu waaye tàmbali na jóg xam nga soo feebaree ba jóg doo mënagul li nga mënoon lépp waaye jóg nga looloy essentiel bi fi ñu toll nii mën ngaa wax koom bi ni mu ndërmalu woon defatu ko fi ñu toll nii nit ñaa ngi liggéeyi entreprise yaa ngi dox donte lañ mënoon bu njëkk mënuñu ko parce que jàppal ne nit ñi daan jaay bitim réew ñenn ñi wàññeeku na parce que soo jëlee Sénégal lu bari ñun ci dëkk yi ñu dendal lañ koy jaay fu mel ne Mali wala Côte d'Ivoire wala Guinée Bissau wala Guinée te fu mel ne Guinée par exemple amatul dem dikk dañoo tëj frontière bi soo jëlee fu mel ne Mali aussi yombul mooy circulation bi donte camions yi danañ mën a jàll sax waaye wàññi na daal nit ñi ni ñuy demee ak dikk parce que tamit soo bëggee jaay souvent nit ñi dañuy soxla dem foofa waxtaan ak client yeeg yooyu yëpp ba tax na biir économie bi donte mi ngi dox ni mu war a dox mais dem leeg dikk bi ak yeneen dëkk yi moo wàññeeku am na sénégalais yu bari yu daan dem Chine dafa jëndi marchandise léegi daanaka mënatuñ ko dañuy woo ñi leen daan jaay rek ñu yónnee leen seen marchandise mais loolu toujours day wàññi commerce bi ni mu daan doxee am na entreprise yoo xam ne fi ñu toll nii commande yi ñu daan am amatul ci ndax nit ñi tamit seen liggéey wàññeeku na ci ndax am na période boo xam ne ñu bari daw dem liggéey donte xale yi na ca bitim réew ña ngay yónnee ba tey li ñu daan yónnee loolu moom miracle la boo xam ne am na Sénégal mooy foogoon nañ ne su Europe amee problème dana wàññeeku waaye heureusement wàññeekuwul lool ba tax na loolu yëpp soo ko boolee day tax nga wax ne mbir mi ndërmel woon na waaye mi ngi tàmbali jógaat dañuy ñaan nag année bi mu gën a jóg ba dëgër ba dellu fa mu nekkoon. kon fi ñuy waxee parce que fi ñu doon waxee relance économique bi fa la deuxième vague bi ñëwee donc est-ce que mën nañ wax ba léegi di mbirum relance économique. si mën nañu am ba tey parce que xam nga deuxième vague bi taxul relance mën a bañ a am parce que mesure yu gouvernement bi di jël moo am solo couvre-feu bi nee naa la li muy yàq bariwul couvre-feu laa la wax de waxuma confinement mais couvre-feu 21h ba 6h am na secteur yu muy yàqal waaye du secteur yi gën a bari ci économie bi mais soo defee confinement nga tëj ne Dakar kenn du génn kenn du dem Thiès kenn du génn kenn du dem marché yi dañ koy tëj 17h dimanche kenn du ko ubbi marché luuma yi dootu am entreprise yi et cetera transport bi su fekkee fukk ci daan nekk léegi juróoma ci nekk loolu bi ñu ko appliqué dafa wàccee yépp mais su fekkee mesure yooyu jëloo ko donte def nga couvre-feu du tax économie bi day continuer di dox donc fi ñu toll nii yemul ak confinement bi fi njëkkoon a am donc relance mën na am ci situation bi ñu am ndax bul fàtte ne relance bi li ci gouvernement bi dugal mooy loo xam ne day tax yuñ daan jëkk yaa di bitim réew xam nga masque yi maa ngi la ko doon tudd léegi Sénégal am na capacité fi ñu toll nii masque bu mu soxla ci biir réew mi lañ koy def muy masque bi ak beneen masque bi nga xam ne dañ koy fóot yëpp mën nañ ko defee ci biir réew mi. mais masque yi nga xam te ni moom la fajkat yi di jëfandikoo boobu. non boobu moom mën na laaj sophistication boo xam ne même ñun ci ñun kooku tamit dañ koy jàng ci économie amul logique ñun ñu jéem ko defar parce que loo xam ne li nga ci soxla bëriwul ba pare dafa cher il vaut mieux nga dem commander ko kooku ci li ñuy wax avantage comparatif dañ koy jàng ci économie mooy loolu mooy lu la koo xam ne mën na la ko gën a liggéey te mu gën a yomb bàyyi ko moom mu liggéey ko jaay la ko yow nga jaay ko loo xam ne yaa ko gën a mën a jarle daal loolu mooy mbir mi donc fi ñu toll nii relance mën na am bu ñu dañ koy gëm dañ ko gëm su ko defee ñu xool ñi nga xam ne dañuy liggéey loo xam ne dañ koy daan jéggaani bitim réew par exemple soo jëlee lu mel ne mbay am na lu bari loo xam ne jus yi ñuy naan nii di ko jënd ci supermarché yi mais jus yooyu mën nañ ko defar Sénégal ñun man mii de di wax ak yow jus bu jógee supermarché du ma ko naan man jus bu ma naan sama kër laa ko defaree mais loolu mënoon nga dem ba def ko ci ay usine nga xam ne da ngay am jus
jus de bissap jus de buy mais def ko ci boîte yu rafet parce que tamit boîte yi dafa am solo kooku ñuy jàng marketing xam nañ ko yaakaar naa liggéey bi foofu la nekk mais nag bu ñu wax nii rek ne dañuy relance te du affaire xaalis rek dafay laaj accompagnement bu dëgër boo xam ne da nga koy def au niveau sectoriel c'est-à-dire au niveau industriel su fekkee bëgg nga lii may wax ni mu dox da ngay jël ñu mel ne ñoom ITA ñu dugal ci seen loxo xam ne ñoom ñooy encadrer industriels yi bañ mën a def loolu au niveau industriel ndax ñi ngi encadrer jigéen ñi ñu def ci seen GIE yi mais su ko bëggoon industrialiser ba mu nekk à grande échelle yaakaar naa dana mën a baax donc dañu fexe lu bari lu ñu daan jënd bitim réew ñu liggéey ko biir réew mi suñ ko defee rek yaakaar naa dana tax suñu koom-koom day jëm kanam te donte Covid bi mi ngi fi ba tey. si wàllum prospective économique. ban taux de croissance lañ war a mën a xaar parce que ba léegi nii ñu ngi doon séntu 6,8% mais. non ren moom gouvernement bi mi ngi xaar juróom ak tuuti. loolu lañ doon xaar balaa non loolu lay xaar. balaa mbas bi. non pour man ba léegi mën naa am nee naa la mbas mi yàqu ci lu bari ndax li ko gouvernement bi def. dafa tenir compte ci li fi amoon daaw. kon ba léegi nii Sénégal mën na atteindre un taux de croissance de 5,2%. mën na ko am ba tey. pour l'année 2021. fi ñu toll secteur bi nga xam ne moo gën a sonn nga xam ne moom ci problème dëgg la nekk mooy li ñuy wax tourisme hôtel yi daanaka ndax hôtel daanaka ñi fi daan ñëw moo ñuy jóge bitim réew te ren kenn ñëw. ñooñu ñoo gën a sonn mais soo jàppee hôtellerie ci 2% la représenté ci. économie réew kon donte nag am na loolu mooy xëy na contribution directe bi mais am na contribution indirecte ndax hôtel bi ci boppam day jënd ay papaaya dana jënd mango dana jënd limon te loolu yëpp mbay mi mi ngi koy def waaye li ma gëm daal mooy équipe bi 2021 économie bi koom-koom bi dana mën a dem juróom yooyu xëy na sax mën na dem ba ëpp ko gëm naa ne sax war na mën a dem ba juróom-benn su fekkee ne li ma la doon wax léegi def nañ ko. mais man optimisme bi ma gis nii si yow gisuma ko sax si ministre de l'économie. waaw xam nga man nag. man c'est-à-dire parce que ça ñu ngi wax 1,1%. wala demee noonu man damaa boole ñaar. benn bi mooy man ndongal daara la kon man gaawuma tiit ñaareel ba damaa xaw a jaxasoog li ñuy wax les arts martiaux mooy taekwondo. moom yàgg naa seen biir ba tax na. loolu menace voilée la bàyyi ma jël sama. déedéet dama lay wax ne kon gaaw a tiit man dafa bokkul samay mbir li ma gëm rek li ma gis rek laa mën a gëm li ma gis mooy suñu ko gëmee war nañoo mën a dem ba am juróom-benn ndax xam nga ci économie su fekkee année bii da ngaa nërmbalu année bi ci tegu. yokk da lay yomb. waaw bu nekkee ne moom boo jugee 0 moom àgg 5 da lay yomb. waaw c'est vrai nga fi ñu toll nii liñ doon yaakaar ñi ngi doon yaakaar ne xëy na danañ def 0,7%. ñu ngi doon wax sa récession. waaw même récession mën naa am ba tey ci 2020. attention parce que compte yi génnagul kooku ki ñuy wax ANSD moo ko war a publier. mën na génne wax ne. kon même li ngeen récession mën na ko dàq aussi pour l'année 2020. non 2020 mën naa am ba tey buñ ko écarté mën na nekk ndax mbay mi am mën nañ ci yaakaar waaye comme mbay mi jeexul su fekkee ne yaakaar dañ ci amoon parce que mbay mi lañ ne woon moom mooy ñëw corriger lu bari su andiwul li mu war a andi parce que demoon nañ bañ yaakaar ne danañu andil ñaar ñu dem ba danañu andil tuuti googu bon ça dépend su fekkee dem nga ba ndërmel ba ca mbir ma pare mën nga bañ a am sax li nga yaakaaroon ba tax na bul écarter 2020 nekkoon récession waaye 2021 moom à coup sûr comme defuñu confinement parce que confinement moo ñu indi récession du jaagee ne mbas mi ci àdduna bi ba ñu tëjee économie bi donte àdduna bi joué na ci c'est-à-dire suñu tëjul woon xëy na doon nañu am 2% waaye bi ñu tëjee moo tax mu gën a metti mais comme tëjatuñ te foog naa ne même mbir mi fi ak nii muy demee nii xëy na tëj dootu yomb moo tax ma gëm ne juróom ba juróom benn yooyu lu mën a nekk la